waaw salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di nuyu suñu mbokku artistes yi fi ñëw yi teew di nuyu xarit yeeg am di jàmm yi teew ci conférence de presse bi ñu woote mais di nuyu suñu mbokku journalistes yi nga xamante ni ñoo ñëw pour ñu mën a séq waxtaan ñun ak ñoom balaa ñuy tàmbali déjà dañuy jaale famille wu Jean-Pierre Leuze mu nekkoon mag moo xamante ni dafa bokkoon ci ñun mu génn àdduna ci ay bés yi ñu génn ñu ngi jaale njabootam di bokk ak ñoom tiis wi di ñaan yàlla suñu borom mu jéggal ko ay rëcc-rëccam yu njëkk ak yu mujj ak képp koo xam ne rek way daw la nga ñu ngi lay jaale di jaale say mbokk di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi feebar bi jóge fi ba nit ñi mën a dellu ci seeni activité bu loolu weesoo nag li waralaat ndaje mi mooy ne ay bés yu weesu woote woon nañ fi benn point de presse li taxoon ñu woote point de presse bi mooy président de la république dafa octroyé woon une somme de 3 milliards ñu nekk ci art ak culture mu nekk benn fonds de résilience bu mu joxe woon pour ndimbal ci acteurs culturels yi nga xamante ni dañoo impacté woon ci feebar bi di Covid 19 bi xaalis boobu génnee sous secteur u théâtre daf ci bénéficier woon 182 millions ci 182 millions yooyu ñu séddale woon ko ci ñetti pàcc muy ARCOS di association bu ñu bekk di association des artistes comédiens du théâtre sénégalais mu amoon ci 60 millions waa comité de relance du théâtre sénégalais amoon ci plus de 94 millions les non alignés mooy ñi nga xamante ni bokkuñu woon ARCO te bokkuñu ci comité de relance bi ñu amoon près de 27 millions waaye ñun li ñu ci ñor mooy ARCO bi ñu bokk ndax ca njëlbeen bi xaalis bi génnee dafa àndagoon njuuj njaaj bi mu njëkk a àndal mooy dañoo dugal ci bureau ARCO yi benn chèque 60 millions boole ko benn document boo xamante ne nii document bi baaxul li tax document bi baaxul mooy document bi en-tête ministère de la culture la seen en-tête nekkoon mais signature bi ci nekkoon signature président ARCOS national la ñun bi ñu xoolee document bi wax lu mënta nekk ci benn document ndax dañoo waxoon ne président nee na dafa dimbale ñi nekk ci secteur art ak culture pour que ñi impacté wu ci feebar bi ñu am lu ñu leen dimbalee naam li ñu leen di jox fajul seeni soxla mënul régler dara waaye au moins ñu xam ne ñoom yëg nañ ne ñi nekk ci secteur art ak culture feebar bi laal na leen ba waraloon bi ñu jotee somme boobu président ne nañ ko séddale ñoom bureau national dem récupérer chèque bi chèque gu 60 millions jël chèque bi publier ko mais wax ci biir chèque bi président nee na nañ séddale xaalis bi waxaat ci ne xaalis bi pour benn projet bu tudd dëkkandoo la vivre avec le virus boo xamante ni ñoom dañ ko xayma woon ci 45 millions jàppoon 15 millions ñi nga xamante ne nii ñooy artistes comédiens yi nga xamante ne nii inscrire yu ñu woon ci liste SODAV yi ñu mën leen cee jàppale ñun ak suñu dégg-dégg ak ni ñu déggee ni président waxee ñu ne xaalis bi du xaalisu projet xaalis bu ñuy séddale la ñu woote woon ci point de presse dénoncé loolu bi ñu defee loolu ba pare président ARCOS national génn na benn site internet interviewé ko mais dafa dëggal ñun liñ doon wax ndax moom bi mu ñëwee ci site bi dafa génn benn document boo xamante ni dafa wuute ak document bi ñu tasoon ci ARCO yi nekk Sénégal yëpp document boo xamante ni dafa am signature directeur des arts bi représenté woon ministère de la culture ak signature président ARCO bi représenté l'association nationale des artistes comédiens du théâtre sénégalais bi loolu jàllee ñoom ñu dem gisanteeg ministre bi xamal na leen ne xaalis bu ñuy séddale la mais du nekkul xaalisu projet ñoom ñu dajawaat fekk si ñu ci ñun li ñu doon jàmbat di wax ne xaalis bu ko kenn projet nañ ko séddale
ñu woo président yi nga xamante ni ñoo nekk ci sur le plan national woo leen Thiès pour séddale xaalis bi séddale xaalis boobu nag moo waralaat ndaje mi tey ndax ñun bi ñu jotee xaalis bi dañ ne 60 millions yi Arcos national inscrire woon na près de 2000 personnes mais ci biir 2000 personnes yooyu ñu séddale daf ci am ñoo xamante ni nii direction des arts dañ leen a génne ca njëlbeen mooy ñi ñuy wax magi démb ñi fi nekkoon démb doon def théâtre te tey ñu ci bëri nekkatuñu en activité ñooñu direction des arts da leen a génne ci Arcos ay troupe soleil levant ay ñoom saaneex ak ñooñu dañ leen a génne ci loolu ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite sax Arcos bi muy président bi muy trésorier bi ñoom ñi ci ëpp SODAV la ñu inscrire kon ñoom xaalis bi ñu jot waroon ko séddale bokkuñu ci benn ñoom xaalis bi ñu jot di ko séddale bokkuñu ci woon waaye séddale bi dafa am kumba ndey ak kumba amul ndey ca Thiès mooy ne direction des arts dafa publier woon liste bénéficiaires yi Arcos bu Guédiawaye bii ñu nekk ñun dafa amoon 120 membres yoo xamante ni ñoom la inscrire woon ca séddale ba bu ñu xoolee 30 000 fois 120 égale 3 600 moom la Arcos bu Guédiawaye waroon a jot ci xaalis bi ba ñu demee ba Thiès dañoo yëkkati 3 millions jox ko suñu président téye 600 000 yi te loolu ñu def Guédiawaye moom la ñu def bépp président bu fa ñëwoon maanaam xaalis bi nombre bi ñu waroon joxe kenn ku ci nekk am na loo xam ne dagg nañ ko téye ko ñoom sans raison sans explication ñun bi ñu demee vers ci loolu parce que ñoom moment bi ñuy séddale xaalis ñun on était en réunion bi ñu président woowee nañu kat ñun kat 3 millions lañ wax ni lañ ñuy jox ñu ni ko 600 000 nag fan la dugg mu ni noo expliqué wu ñu dara ñu ni ko kon bul indi xaalis bi mais boobu fekk na moom signé na document bi ba pare signé document décharge bi ba pare mais ñoom dañoo téye décharge bi joxuñu ko woon joxoon ko somme bi mu waxee ñun ñu ni ko soxlawuñu xaalis ba parce que séddale bu ñëwee Guédiawaye dina am jafe-jafe parce que 120 personnes nga bind te 100 personnes lañ la jox te ñëpp dégg nañ président Pape Faye ne artiste bu nekk dina am 30 000 ñu publier liste yi mu nekk 120 personnes jafe-jafe ju boobu ñu doon wax bi mu ñëwee dal na suñu kaw ndax bi ñuy séddale mënuñu woon jox ñëpp dañoo defoon benn liste par rapport ak ni Arco bi di doxee ni nit ñi adhéré ci Arco bi ni ñuy ñëwee ci activités yi noonu la ñu tëralee woon séddale bi ñu séddale bi ñu jotee xaalis bi ñun ci suba gi séddale nañ jox nañ 100 personnes léegi mais 20 personnes yooyu des dañoo bokk ci ñun te ay ayant droit lañ ci xaalis bi te seeni tur ñu ngi ci liste yi am na ñoo xam ne biñ ñëwee joxuñu la dañ ñoo photo seen tur fi mu nekk ci liste bi envoyé waat ñu ko ne ni ñun suñu tur mu ngi ci liste bi te direction des arts xamal na ni képp ku sa tur nekk ci liste bi da ngaa war a jot ci xaalis bi kon léegi ñun suñu xaalis anamu gor su ne nag gor nga ñun dañoo yor bureau ànd gor ànd nawle ànd kook artistes yi kon li ñuy xeex dañ koy xeex pour que ñëpp jot seen àq ak seen yàlleef waa bureau national séddale bi ñu xaymaa ci li ñu jotee joxe ci 60 millions yi li ñu joxe matul 30 millions ñoom comme explication bi ñu joxe mooy xaalis bi banque bi dafa am lu mu ci téye mais kenn dagg banque bi da cee dagg mais ci 60 millions xaalis boo xamante ni trésor public la jóge dem ci seen compte banque bi ñaata la ci dagg d'accord nañ banque bi dagg na ci mais ñaata ñoom président yi fa jóge woon jóge ci région yi ñëw xaalis bi nga xamante ni nii artistes yi ñoo ko moomoon jox nañ leen ci ay paas ñaata te foofu aussi tamit dañ fee war a taxaw man damaa gëm ne yow nga nekk président Arcos jiite benn cellule ñu woo la pour sa njaboot yow nga nekk un vrai leader nekk un vrai dirigeant nekk un président nga mën a jóge fii di dem ba foofu mënoo paasal sa bopp mënoo def transport pour sa bopp non ana njariñu mbooloo moo topp sa ginnaaw lan nga leen amal kon njariñ ndem paas sax boo demee demalee mbooloo mi soo demee dañ la delloo paas ñu ni dañ cey génne paas ñu leen ñaata ñu ni xaalis bi def nañ ci restauration togg nañ ci ay añ ak yooyu mais ñaata lañ ci togg ci 60 millions yi nañ ñu wax somme yi ñu ci génne ñaata la ñun on veut juste que ñu wax ni 60 millions la woon def nañ ci transport sàngam remboursement banque bi dagg nañu sàngam
ñi ñëwoon jóge ci région yi yu sori yi kon ku mel ni président bi jóge Sédhiou ak Fouta dañoo fanaan si woon fayal nañ leen hôtel bi ñu ñëwee dallu ci xaalis bi mais ñaata mais ba tey jii nii amul benn explication boo xam ne mën nañ la ko jox loolu dañ ñoo dagg ak dañ cey def passe dañ cey génne transport dañ cey génne restauration mais bu ñu xoolee ñi nga xamante ni génne nañ leen ci liste yi ñu war a fayekoo SODAV ak ñi nga xamante ni ci les non alignés lañ fayekoo muy magu démb yeeg yooyu mais xaalis bi warul manqué dafa war a ëpp xaalis bi warul manqué dafa war a ëpp ñun li ñuy wax du question 30 000 mbala 15 000 ndax benn 30 000 du xaalis mais soo retenir 300 personnes ku nekk nga retenir ci moom 30 000 loolu xaalis la suñu retiré presque 400 personnes kenn ku nekk ñu retiré ci yow 30 000 téye ko loolu xaalis la léegi ñoom ñun li ñuy demandé mooy ñoom nañu génn wax ne séddale bi nii lañ ko séddalee kenn ku nekk lii nga am ñun téye nañ 600 000 ci ñun yeneen régions yi ñaata lañ téye ci ñoom parce que duñ fi nekk nag di défendral kenn di waxal kenn ñun bu ñuy wax suñu bopp la ñuy waxal ndax ñun géejawaay xeex bi dafa tàmbale woon ci ñun te day des ci ñun ba fañ ko war a wëyale fu mu war a àgg danañ ko fa àggale mais xeexu ñoog nit encore une fois de plus c'est pas le président bu ARCOS national c'est pas le trésorier c'est pas le secrétaire général en personne ñooñu nañ amal problème mais gestion bi ñu gérer ak xaalis bi ñu leen jox ñu war koo séddale nekk ay lantinoor te téye ko loolu la ñuy dénoncer région de Louga am nañu chiffres yoo xamante ni xam nañ ni jot nañ ko tey jii ci xayma ARCOS Guédiawaye xam nañ ni jot nañ 3 millions ci 3 millions 600 ñu waroon a jot région de Louga am na ñetti ARCO 5 millions lañ leen jox ñu def seen dispatching Kébémer am 1 million 500 Daara Jolof am 1 million région de département de Louga te 2 millions 500 yi xam nañ Thiès li ñu am nañ 7 millions xamuñu nag ñaata personnes la ñu dugaloon mais xam nañ ne am nañ 7 millions Thiès la département de Thiès de Tivaouane ak Mbour Dakar xam nañ ne ñun Guédiawaye 3 millions la ñu am Rufisque 1 million la ñu am mais Pikine ak Dakar kenn xamul lu ñu am ndax ñoom ñoo nekkoon ñoo yoroon séddale bi président national mooy président ARCO bu Dakar trésorier national mooy président ARCO Pikine Mbacké région de Diourbel jot nañ ñoom 4 ARCO ñoo fa nekk jot nañ 2 millions 500 muy département de Diourbel département de Bambey département de Mbacké ak département de Touba ñoom ñeent lañ boole jox leen 2 millions 500 soo xoolee ci ñiñ fi wax y a 14 ARCO sur 27 14 ARCO sur 27 li ñu jot 19 millions la ci 60 millions ñeneen ñi ci des ki ci ëppale 1 million la am ñii 1 million lañ am ñii 500 000 lañ am léegi dañu bëgg rek ñoom ñu génn mu leer transparence la ñu woote nañ ko firndeel mooy ñu génne dressé benn liste ne président joxoon ne woon 60 millions ARCOS génne nañ ci transport banque bi dagg nañu ci lii moo des ci xaalis bi séddale bi nii lañ ko séddalee ñu joxe document yi on demande que ça mu leer ñëpp xam ne nii ak nii ak nii ak nii la demee mais ba tey jii ñuy wax amul benn justification bu concrète bu ñu mën a joxe loolu nag moo waraloon ñu woote waat waxoon nañ bi ñu fiy jógee suñu ci point de presse bi ñu defoon ne su jaarul yoon dinañ génnaat moo tax ñu woote waat ñu woote waat conférence de presse te bu jaarul yoon it danañ dem ci beneen phase ñu ngi interpeller nag ministre de la culture xamal ko ni président bi muy joxe xaalis bi dafa amoon des ayants droit fii à Guédiawaye y a 20 ayants droit yoo xam ne jotuñu seen xaalis loolu rek doy na ci firnde pour que ministre bi jël ay responsabilités am via direction des arts mi nga xamante ni ñoom ñoo géré sous comité yëpp ñoom ñu génn éclaircir demander ay explications ba pare jàllale ko ñëpp jot ci loolu moo waraloon ndaje mi. di fàttali beneen bi ci topp bi ñuy tëjee mooy ne ARCO yi seen mandat ñoom ñëpp jeex na muy ARCO yi nekk ci cellules départementaux yi kon ARCO national mais li ñuy ñaan ngir yàlla ak war a sóoli mooy niñ doon tëjoo jël juróomi nit waxtaane kii mooy jël poste sàngam kii mooy jël poste sàngam ñu dem ca assemblée ba woote ba nit ku fi nekkul ñu jàppal la poste non bu mu demeeti noonu nañu bàyyi cellules départementaux yi kenn ku ci nekk def sa AG wut say représentant fal sa bureau
su yooyu yëpp dajee ñooñ ñu former comité directeur bi nga xamante ni mooy falaat bureau national bi te mu am transparence mu am lu leer ñu bañ a def ci kaw ba pare ñoom ñu fal seeni bureau ba pare soog a wax nit ñi nañ def seen assemblée générale parce que lii ci suuf la war a commencer jëm ci kaw mais warul commencer ci kaw wàcc ci suuf kon loolu moo waraloon ñu woote ndaje mi bëgg a seq ak yéen waxtaan di xaar nag léegi question yi ñu mën ci répondre lépp loo xamante ni nii lu leerul la ci seen bopp boo leen ñu ko demandé waatee ñu leeral ko ba mu gën a leer kon yéen journalistes yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay ndax lii ñuy def boo leen teewul woon mën na am bu ñu waxee ba pare fii lay yem mais yéen di ngeen tax nit ñi mën koo jàllale mu àgg feneen ak feneen ba ñëpp jotti ñu xam ne xaalis bi président joxe woon dimbalee ko artistes yi fa mu war a àgg yëpp àggu fa fa mu war a yëpp àggu fa ndax Pikine ak Dakar ñoom ñu ngi leen di ñoom génn nañ seeni artistes génn nañ ne ñoom ñëpp jot nañ mais ñoom ñi jot buñ fàttali ne am nañ seeni nawle yoo xam ne chaque jour ñooy taseeg ñoom ci festival yi di taseeg ñoom ci programme yi jotuñu kon ñoom bu ñu jotee te ñi seeni nawle jotuñu war nañoo ñëw ci xeex bi pour ñëpp mën a jot wasalaamualeykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf